di leen féliciter ci réussite meeting bi démb maa ngi leen di féliciter bu baax ndaxte ci contexte bu metti ngeen mën a dajale mbooloo mi ni toll ñu nekk ànd ak département bi ñun ñi xàddiwuñu parce que loolu militant rek moo ko mën ku ñu fay mënu ko ma ñaan leen rek tamit bu ñu bëggee di juboo bu ñu bëggee di ànd samay militant yu Seydou ak yu Cheikh Ba il faut ku nekk di wax luy boole man baal naa samay militant ñu may gërëm buy xàjjale wala ñu may tagg buy xàjjale nañ ñu boole tuur wala ñu boole ñu naan. am na lu xew démb mais dama jàpp ni saa yu meeting amee lu mel noonu mën na am bu ñu dégloontee en toute responsabilité war nañ ko mën a corriger war nañ ko mën a jubanti amul benn intention pour tuutal kenn dafa fekk rek ni yu mel noonu day am te dina amaat parce que fu meeting am y a toujours des difficultés dans les prises de parole dans l'ordre de préséance ak yooyu mais nañu xam ni rek li am importance mooy renforcer unité bi li am importance c'est la victoire le 31 juillet. loolu mooy suñu devoir Cheikh Ba bi événement bi amee démb woon na ma ñetti yoon jotuma bi may jot guddi na mais leer na yàlla daf ci am regret gu méttee ndax xëy na ci tàngooru yaram ay tàngooru wax nit ku ne nit kese nga mën ngaa gis sa bopp mais boo demee da nga xam ne njaboot gi benn la ba tey ci suba ñu ngi déggante mais vraiment xamul sax nan la demee waaw loolu nag buñ ko ci bëggee dimbali pour lu neex Macky Sall ñii xamb nañu arrêté damaa bëgg ñii xamb nga xam ne ci jaxase la ñuy dox suba ba ngoon nga xam ne lu neex nit pour dund ci la ñuy wut sama camp moroomam nañu arrêté Macky Sall boo bëggee lu ko neex boo bëggee lu koy defaral la koy may ndam ngay wut mais njabooti jàmbur yi ña ñu jàkkaarloo di dajaloo ñun suñu njaboot di xàjjali ko ku ko bëgg ku ne yéene woo ñu jàmm man nag sama devoir laa def nekkuma fi di fara kenn Seydou sama mag la yàgg na loolu kenn waxatu ko mag bu yàgg la te ku ma yéene lu bari la lii ma def nii kër gu liw laa ko njëkkee ñëw naa fa fekk leen fa parce que fii la ñu waroon commencé boobu xaw ma lan moo am mu amoon report am na lu xewoon mu am report mais bi ñuy dajaloo ba am comité électoral fii lañ ko woon ubbee na ci benn conférence de presse après xaw ma lu xew ba mu am report mais ba mu paree man dem naa ci seeti waa kër Cheikh Ba ni ma ko defee tey kon nit ñi dañoo mën a jaxase dañ naan xew am na démb Bamba Fall ka ñële la seeti bàyyi ñële na ñëpp xam ni fii la ñu waroon njëkkee mais fee la ñu faf njëkkee la ma fa defoon laa ñëwoon fii saafonteeg yéen gërëm leen wax leen ni seen waa ji góor la seen waa ji nit ku baax la seen waa ji ku mën nitam la man nag sama devoir tey mooy fexe nu njaboot gi ànde du ma ci wut lu neex nit du ma ci leble ci samay wax du ma ci fay ci samay wax te ku ci teguwul ci yoon tamit looy nekk sama mag ji naa ni la lii Macky lebalul la ko militant yi boo leen xefee ba Macky Sall ñàkk li mu yor la Seydou yoroon di leen ko jox di ngeen ko ñàkk. sunu engagement bi la président Macky Sall tànnee nga nekk candidat mu nekk mbégte bu généralisé ci biir Alliance pour la République ñu jàpp la investir la ñun suñu wàllu bopp def la suñu candidat fas yéene ni ñu koy defee depuis le début continuer ànd ak njabootu président Macky Sall bi nekk biir Médina yépp ngir yàlla defal ñu ndam ci 7 députés yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru te ñun ñu am chance am doomu Médina bu ci bokk te mu wóor nit ñi bu yàlla defee mu dugg Assemblée nationale Médina dinañ ko dégg parce que am na qualité bi am na taxawaay bi am na engagement bi di la wax ni la dañu dajaloo tey pour dem defi proximité ci quartier abattoir bi c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des composantes de la coalition ni ñuy wone coalition bi rek noonu la ñuy remercier nit ñi
remercier la yow gis nañu sa mobilisation bi ngay egsi taaral meeting bi dooleel meeting bi mu nekk manifestation bu am importance boo xam ni nit ñi xam nañ ni Médina choisir na Benno Bokk Yaakaar noonu lañ lay gërëmee niñ la gërëmee noonu la ñuy gërëmee keneen nga xam ne fu ñu la tuddee tudd ko muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba. boo leen xefee ba Macky ñàkk li mu yor la mu joxoon Cheikh ba mu koy joxe dana ko ñàkk boo leen xefee ba Macky ñàkk la mu yor lam ma jox muy ministre conseil bi dinaa ko ñàkk mais xëy na maire ba laay dese kon boog amuñu ci intérêt teraanga bi ñu Macky di jox moom lañ leen di jox tey kuñ fi folli amatoo teraanga nga tëj sa bundu kër ni li ma yor dama koy dundee kon tey xaajaloo buy tas sunu mbooloo baaxul ñi nekk ci WhatsApp yeeg Facebook yi di ruube nañu arrêté parce que tey à 4 jours des élections ñu war a dajaloo jox Macky sunu doole ñuy nangu ñu ñuy ruube ñuy waxante lu ñaaw ku ko def jàppale woo ñu muy sama camp di camp wu Seydou di camp wu Cheikh Ba ñi nga xam ne gëmuñu Macky moo tax ñuy jaxase xëy na Bamba Fall lañu gëm wala Cheikh Ba nañu xam ne que ñu gëm Macky la gëm kon nañu arrêté moo tax encore une fois de plus wax ji dinaa ko wax tamit ci Cheikh Ba ak i nitam li amoon démb nañu ko fàtte incident la gënoon na fee métti maison du parti amoon na fa bañ tëj ma ci kaso parti yëpp la am ni ko Seydou waxee maison du parti jot nañ ci tanoor ci lu demee nii am na ci parti yëpp jeunesse su APR yi amu fi woon ci xale yi ba ñu génnee jaas yi am na fii te day continuer di am assemblée nationale dañuy poñante histoire boo ko remonté même conseil des ministres gis nga Moustapha Niasse mos a jotee Djibo Ka loolu dafay am ci politique kon bu ñu ko dramatiser parti bu mënul feesal fukki chaise du ñu xeex ndax chaise yi dafay bëri yu ñu toogul parti bu am doole fees bu amul fu ñu toog mooy xeex mais parti bu kenn dul toog ay chaise am xeex du ñu ko def ndaxte chaise dafay bëri kon sant yàlla la ñu war a def ma leen di gërëm di leen sant di leen dénkaat sama mag yi mag yu baax la démb avant may ñëw seeti na xale yi gaañu ba def fa alalam mag yu baax la Cheikh nag boo leen ko gisee jàppaleen ko ni ngeen jàppee Seydou erreur la woon bu ci kenn profito erreur la woon bu ko kenn amplifié parce que doole loo leen wàññi doole Macky ngeen wàññi de ci Médina tey gis ngeen ñi jaar Médina dankali ko nañu ba am doole wuti fu ne renfort ñëw ñun ñu bëgg a tas suñu renfort bu leen ko nangu. ñun ñëpp dans l'unité pour aller à la victoire donc maa ngi gërëm ñëpp bu ma amoon lu ma gënal du ñu fi werante du ñu fi wax li am importance Macky Sall moo soxla am majorité bu yaatu à l'Assemblée nationale Médina war na dugal loxoom ci victoire boobu ni mu ko ñaanee pour que gannaaw li mu yaakaar ci ñun parce que li mu posé dëgg la su Bamba àndee ak Cheikh ànd ak Seydou ñun ñett ñu dajale njaboot gi ñu yor foog naa ni victoire boobu li ñu Macky Sall sant dinañ ko jox victoire biir Médina ba pare defal ko réserve boo xam ni fu mu soxla combler wala compenser dina ko mën a def donc dañ lay ñaanal yàlla di la wax ni am nañu mbégte dalal la fii di bég ci yow bëgg ànd ak yow bëgg ànd ak waa Benno bëgg ànd ak Cheikh Ba ak njabootam ñu dépassé lii te xam naa ni dépassé nañu ko parce que dégg naa discours yi dépassé nañu ko ay responsable lañu li ñu ñor mooy nañu gagné ñu jàpp ni lii c'est à mettre dans le registre des petits incidents qui peuvent arriver am na ci meeting yu ko jëkk am na ci meeting bi dina amaat ci yeneen meeting muy fii muy feneen parce que meeting moo demee noonu bu ñu amee compréhension ak dépassement war nañu mën a nangu lu nekk donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax monsieur le maire dalal ak jàmm sa njaboot a ngi ni engagé et déterminé pour ànd ak yow gunge la ba nga dugg assemblée nationale avec les 6 autres.